coalition doomi réew mi ñi ko constitué ñi nga xam ne ñoo bokk coalition doomi réew mi Macky 2012 la ñu nekkoon ay membres fondateurs la ñu woon authentique bu Macky 2012 mais ci ay doxalin ñu génn Macky 2012 créé coalition doomi réew mi les républicains doomi réew mi nouveau parti la boo xam ni depuis 2006 mu ngi ci échiquier politique bi parce que URD fal la woon après ñu tudd nouveau parti man Mahmoud Saleh ak ñeneen bi ñu demee ànd ak président Macky Sall élection locale yi 2009 ñu créé coalition Dekkal Ngor boobu moo njëkk a jox Macky Sall conseillers municipaux yoo xam ne APR moo ko moom ak ay maire ci ay communes yi nekk ci gox-goxaan yi donc loolu mooy nouveau parti. mbirum parrainage warul woon jub coow ndax mbirum parrainage 2016 bu ñuy def revue bi PDS réew mi gis-gis AJ/PADS ñoom ñoo ko proposé woon ak parti wu suñu xarit bi ñëw ci ñun muy Fada ñoom ñoo proposé woon ne pour ñu def parrainage ndax candidature yu dafa bëri ndax boobu ñu ngi amoon dem nañ local am presque 1800 listes ñu dem législative am 47 listes et quelques ñu ne yëf yaa ngi bëgg a ëpp dayo kon war nañoo mën a def ba nga xam ni dañuy rationaliser candidature yi ñoom ñoo ko njëkk a proposé ne nañ def 1% kon bu ñu ñëwaatee ba nga xam ni référendum bi ak yëpp jàll na président ne ñëw leen ñu waxtaan jaarale ko ci ministre de l'intérieur am ndax parti yi toog waxtaan xool naka la ñuy defee ba nga xam ni élection yii ñuy dëdmal mu gën a mu jaar yoon bi ko président waxee ñu bëri ci ñoom dañoo ne ñëwuñu ñu woo leen ci mbirum parrainage bi pour ñu waxtaan ci ñu ne ñëwuñu waaw koy woo 2012 ba 2017 mu naan la ñëwuma te duma toog ak yow waaw état du xaar. lan moo tax ñu ne ñëwuñu parce que peut-être ils ont leur raison de dire que ñëwuñu. mais ban image ngeen xam nga ñoom ñu war a mën a bañ. xam nga politique gu Sénégal dafa changé nekkatul ci idée ak ci doxalinu réew mi. discuter ci loolu ci ñaawteef la ñuy discuter ku gën a mun a saaga ku gën a wax lu bon te politique du loolu politique du ñu ay noon adversaire u benn fan la ci compétition. bu ñu paree ñun ñëpp sénégalais lañu ay doomu ndey lañu ay mbokk lañu ay xarit lañu kon bu la ki nga xam ni mooy kilifa réew mi wootee pour waxtaan boo ñëwee foofu mën nga fa wax sa dëgg mais doone du ma ñëw du ma toog ak kii parce que waxam jarul dóol sa doom mais kooku du ñëw léegi nag mbiru état la état bi du xaar du ne damay xaar ba ñuy seen sentiment ki parce que kenn du gouverner ak sentiment dafa am moment boo xam ni dogal dafa war a jot ñu ngi doon jéem a dem ci élection yi protocole CEDEAO daf ñu interdire à 6 mois des élections ñu laal kii bi ñu laal code électoral bi à moins que mu am consensus mais ñun bañ koy def ça fait plus de 10 mois la ñu woo nit ñi waxtaan ñu bañ a ñëw ñu jàllale assemblée loi bi ña bëggoon waxtaan nañu ci opposition bi ñëw nañ waxtaan ci bañ ko jàllalee ñu ne 0,8 wala 1% ci fichier électoral bi pour nit dem parrainage parce que loolu tamit dafay tax candidat yi ku nekk xam sa bopp ndax commencé guñu sax 100 candidats à la candidature am te ñoom ñëpp candidat à la candidature du parrainage la ñu nekk guñu candidat présidentiel loolu li muy firndeel mooy bu ñu bàyyi woon 200 candidats la ñuy am kon dinañ toog boo calculer rek ci li am candidature nii bu fekkoon ñoom ñëpp dañu nekk candidat ñu war a voter sénégalais bu nekk dina toog 7 jours et demi di voter boo ko calculer ku nekk war a voter 4 à 5 minutes dina mat 7 jours et demi ñu koy voter. xam nga toujours bu fekkente ni lépp lu ñu def lu bon nga ciy gis lu bon rek ngay gis doo gis lu baax ndax parrainage bi amul dara lu gën a démocratique parrainage bi
nga laaj askan bi ndax mun naa doon candidat président buñ la matalee signature nga dem parrainage bi lan moo ci nekk nom prénom numéro carte d'identité biométrique numéro carte électeur ak commune ba ngay voté circonscription électorale bi ak signature loolu amul lu ci kii bu fekkente ni wóolu nga sa bopp am nga 53 000 nit yu la mun a parrainer mais war ngaa mun a dem nag ci juróom-ñaari région wala 14 yëpp nga dem uti ñu defal la parrainage nga ñëw joxe sa yëf ndax yëf yi leer na amul dara parce que am nga représentant ak lépp ñuy vérifier nga toog di xawal. donc nouveau parti dafa fas yéene parrainer Macky Sall. mais kooku moom waxuñu ko Macky Sall ba ñuy ànd ak moom depuis 2004 ñu ngi ànd ak moom di liggéey gisuñu lu tax ñu war ko bàyyi. waaw xam nga dafa am loo xam ni nit ñi seen xol la ñuy waxee waaye waxeewuñu seen xel parce que Senghor révoqué na ay maire Abdou Diouf révoqué na ay maire Ablaye Wade révoqué na ay maire te jaaruñu sax prison jaaruñu sax ñu condamné leen révocation bi suite logique la président Macky Sall mënoon na sax bañ a xaar ñuy dem première instance deuxième instance mu révoqué ko ndax ci rapport IGE bi rek mënoon na ci sukkandiku révoqué Khalifa Sall mais comme dafa légaliste mu bàyyi mu dem première instance ñu condamné ko mu demaat tribunal deuxième instance ñu condamné ko foofu bu mu génnee affaire yi nit ñi dañu ne waru ko génnee dafa inélégant mais décision amul inélégance boo waree jël décision même sa kër sax boo fay jël décision doo xool ndax moment bi approprié na wala approprié wul da ngay jël dogal bi nga war a jógal asamalaak nag nga yoree réew kenn du ko gouverner ci ay sentiment réew boo waree jël dogal da nga koy dogal mu métti que mu kii loi bi la. mais justice bi dañ leen di reprocher ne dañ leen di instrumentaliser. xam nga. séparation. xam nga askan bi gisul ni il y a séparation. xam nga askan bi du askan bi mooy wax de ñun politique ñun waay politique yi ñooy wax. ñun ñooy wax naan amul séparation de pouvoir pourtant waaju luubal fële ginaar wala nen ñu ngi koy mbugal yóbbu ko prison te kenn waxul est-ce que ñun dañu war a di défendre rek ñi am xaalis ñi wala politiciens yi man politicien tey bu ma luubalee ma taxaw ne affaire politique la est-ce que loolu normal na doomu jàmbur buy luubal fële nen wala ku luubal xer fii est-ce que moom du doomu jàmbur kon ñooñu daal bokkuñu ay sous-homme lañu ñun homme politique yi ñooy ay homme supérieur loolu lañ fi bëgg a wax li ci am mooy kii ci rapport la moom bañ na ko ba moom moo ko njëkk reconnaître ndax ni mu ko reconnaître mooy du man rek mooy premier aveu culpabilité boo nee du man rek bokk ma ci moo ko gën waaye du man rek mooy reconnaître nga ni jël nga te tribunaux yi ci biir ak moom li mu wax ak li ñu kii yëpp laam-laamee wu ñu jëlul kooku kenn laam-laamee wu ko parce que 113 fausse facture kenn laam-laamee wu ko ñaareel bi dem nañ ba ci biir ñu jaawatle caisse d'avance ak fonds politique naan fonds politique la bi ñu waxee nii rejet fonds politique ñu génn ci. waaw parce que ñaari caisse yi lu ko waral mooy caisse d'avance décret moo koy instituer fonds politique dañ koy voter assemblée pour jox ko ñi yor ku yor nguur gi ndax mu mun di régler yenn soxla yoo xam ni yu ponctuel. non caisse d'avance du pour loolu. caisse d'avance pour ngay fay ay réparation sommaire rek affaire yooyu la nga avancer d'abord pour ay travaux caisse d'avance xam nga boo bëggee dimbali nit ci mairie yëpp dafa am rubrique boo bëggee jënd ceeb wala dugub am na foo koy jëndee boo bëggee faj nit am na foo koy jëlee boo bëggee def leneen am na foo koy jëlee boo bëggee dimbali ay néew gi doole am na foo koy jëlee yëpp ay compte la yoo xam ni conseil municipal bi moo koy voté ñu mettre ko à la disposition du maire ñaareel bi dimbali nit soxlawul jaar dépenses diverses soxlawul pour dimbali nit
boo demee ci secours aux indigents mën nga ko def am na pour santé am na pour lépp kon loolu du wax ji mooy est-ce que jël nañ wala jëluñu est-ce que def nañ fausse facture ci GIE boo xam ni existé tul loolu mooy wax ji léegi nag njiitu réew mi jël na dogal bi mu xaaree ba nga xam ni jaar na première instance jaar na deuxième instance mu xam ni pourvoi en cassation suspense ful du suspendre peine bi mu jël dogalam parce que boobu yëf yi leer na ndax mënoon na ko def ci njëlbeen ñu ne acharnement la mais def ko ci njëlbeen dafa xaar te fi mu ko wékk mooy ci code général des collectivités locales article 135 ak article 140 droit question d'interprétation la ku nekk nu mu ko neexee la koy interpréter. Donc l'État interprète en sa faveur. Non, l'État interprété wul à sa faveur parce que du état bi moom juge yi la amal affaire xam nga nañu respecter institution judiciaire te bañ di ko saaga mais parce que dégg naa ñenn ñi di wax ni Macky Sall moo jàpp Macky Sall jàppul. waaw jàpp nañ ni daf ko écarté ci yoon. waaw non c'est-à-dire dañuy jël lépp ñu bëgg ko ramener ci président dafa mel ni juge yi amuñu libre arbitre loolu saaga libre arbitre u juge yi la parce que justice xoolul ma Samba xoolul ma Damba gis nga kayit yi nekk ci kanamam ak PV wu policier ak yooyu ñu bind ko mu leer PV d'enquête yi ñu bind ko mu leer nga signé ci loolu lay basé wu mais du basé wu ci ma Samba wala ma Demba kon tey jii kenn yéenewul Khalifa Sall prison parce que suñu maire la ñun ñëpp maireu Dakar la woon mais dafay am foo xam ni dogal dafay jot révocation bi président daf ko jël parce que yoon daf koy tënk benn moment bu àggee ba fenn yoon daf koy tënk ndax Khalifa président bu fekkoon président dafa doon acharné wu ci moom ca début bi la mais Khalifa pendant 18 mois mu ngi gouverner Dakar te nekk fële ci Rebeuss kon acharnement amu fi non cas Karim Wade xam nga amalgame rek la ñuy bëgg a indil Sénégal yi parce que Karim Wade dañ ko condamné 6 ans mu war a fay 138 milliards Karim Wade bu ne woon cëpp tey Dakar magistrat yi jàppaat ko. Ah bon? waaw parce que non nit ñi nee nañu. contrainte par corps non contrainte par corps parce que amel na nguur gi 138 milliards bu ko fayoon tey jii ñëw Tambambalu biir Dakar mais fayu ko am na grâce waaye grâce effacé wul peine grâce du effacé peine effacé wul kenn effacé wul amnistie rek moo mun a effacé peine mais grâce présidentielle moom dañ lay teggil li nga nar a tëdd prison xam nga ñun Sénégal élection saa yu jot 1 an avant da ngay ne dëkk bi dafay toj. coow li bëri na de. waaw coow li dina bëri lool waaye sénégalais yi am nañ discernement bu ñu àggee ba ci bés ba dinañ jël seen xob dem ci mbañ nga ci ba voté te yàlla may nañu lenn tamit muy am nañu ay contre pouvoir yoo xam ne ñu ngi fi muy chefferie traditionnelle bi muy chefferie maraboutique bi ñooñu ñëpp dañuy agir ci sénégalais yi ba sénégalais yi di ànd ak dal Sénégal réewu jàmm rek la parce que kuy politique ñun ñëpp a bokk politiciens yëpp ay xarit lañu wala ay mbokk lañu wala ñoo jàngandoo wala ñoo footballandoo wala ñoo defandoo armée wala leneen ak leneen ñoom ñëpp ay xarit lañu coow li mooy bëri wax jaay bëri waaye toujours dañuy retrouver wu politique nag jarul yenn yi et defe nañ ni dinañ ci dugg ci jàmm kenn ci jàmm ci élection yi. waaw sama kàddu bu mujj mooy sénégalais yi xàmmee ràññee ñi toogal askan bi ak ñu toogalul askan bi ndax kat nga xaar ba retraité liggéey ci organisme yi ba mu neex la nga xaar ba retraité ñëw ne damay toppatoo askan bi te fa nga dëkk sax ñu nga dëkkal xamuñu la woon ndax yow la woon sa jabar sa doom ak sa xaj ñooñu rek nga mënoon xalaatal boo toogee ba am 50 ans wala 60 ans doog a dugg ci géewu politique ni da nga bëgg a xalaatal nit ñi kooku mënoo xalaatal lu dul lu passé sa buntu kër yeneen yi ay politiciens lañu mais kenn waxul ci programme bu ñuy déroulé kenn newul Macky Sall liggéeyewul ci ñoom ñëpp
kenn waxu ci ñu liggéeyul ci pàcc bu nekk nag boo ko jàppee ci économie bi kenn du la ne lii baaxul lii baaxul lii baaxul waaye lan la ñuy wax Macky Sall lii Macky Sall lële Macky Sall lële vestam bi xat na mu ngi fecc mu ngi lële mais buuru Màkka sax day fecc. feccam bi doy na waar de parce que ñëpp fi si jeune kilifa. non kilifa ëppul ci moom da ngeen di gis buuru Màkka muy fecc ci seen kii. waaw mais est-ce que lii ñun nit ku ñu xaaral ma wax la ñun nit ku ñuul lañu. xaaral rek xaaral ma wax la ñun ay nit ñu ñuul lañu rythme ak son dafa bokk ci ñun comme Senghor ni mu ko doon waxee. ma ne fii ñëppay fecc. ku kontaan fecc amul contexte lan la moment politique la yéen da ngeen di gis Obama wala keneen ci président yi ñuy fecc Theresa May barki démb rek bu mu demee fii ci Afrique dafa fecc puis da ngeen di gis Nelson Mandela di fecc kenn kaasu ko ngeen gis roi wu Arabie Saoudite di fecc seen fecc yi kenn kaasu ko waaw balan la Macky Sall xanaa du nit Macky Sall nit la comme ñëpp day am moment yu muy kontaan am moment yu muy mer am moment yoo xam ne am na doute wala stress mais danse boobu fecc boobu dafa wone ni moom dafa am confiance dafa wone ni liggéey na dafa wone ni am na confiance ci nitam yi pour ñu utal ko parrain yu bu bëgg loolu lay fecc bi di kii mais xam nga question yi mu wax ci santé baag yooyu ci discours am kenn tontuwu ci ñoom ñëpp fecc la ñuy wax naan kilifa du fecc ban kilifa moo dul fecc ku feccul ci biti fecc sa biir nekk. jërëjëf maa ngi seen téléspectateurs yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal comme dañoo jógee sax ci tabaski bi di leen déwénati di sàkku ci ñoom ñu xool bu baax ñu war a teg ci bopp réew mi parce que loolu tamit am na ci kilifa dafa war a am yar am teggin. mais kilifa du toog ci rajo ak télé di saaga kooku matul kilifa te ñi koy def matuñu kilifa président nag kenn mësu koo dégg mu wax lu ñaaw kenn dégg ko mu saaga tam nañ ko fi dëmm wax nañ ko lu ne mais dafa noppi jàpp ñàmburam di liggéey bi muy kii mooy li muy wax rek moom dafa nekk ci temps de l'action ñële dañoo nekk dans le temps de la parole bokkuñu ñële place am la ñu bëgg donc lu nekk dinañ ko inventer lu nekk dinañ ko wax pour sénégalais yi gëm leen mais ñun fi ñu jàpp ñu nga fa jàpp muy liggéey bu ñu askan bi santoon ñu ngi koy def ndax 2012 ba léegi de ceeb diwlin ak lépp dafa wàññeeku te prix yaa ngi fi ba léegi muy essence muy leneen lépp prix yi dañu wàññeeku boo xoolee prix njëg yañ doon jëndee 2012 ak njëg yi ñuy jëndee léegi wutee na xam nañ sénégalais am na fu ñu ko yëgee ñaareel ba mooy bàyyi nañu amul kuy yeewoo Sénégal di liggéey te Macky Sall ci sa poche dugalu ko ci ndax bàyyi na impôt sur le revenu yaa ngi koy gis wàññi na njëg yi yaa ngi koy gis ndax loolu yëpp ci sa salaire di nga gis lim ciy kii ni mu ciy agiré léeg-léeg nag nga dégg nit ñi ne croissance ça ne se mange pas pourtant ñu ngi manger croissance bi ndax wàññi gaz ci croissance la wàññi ceeb diwlin yëpp ci croissance la amu dëkk bi la bu dëkk bi amul woon am loolu duñ ko mën